ginnaaw bi mu yore douane nekkoon fii secrétaire général ministère de la coopération internationale ci jamonoy Abdoulaye Wade Boubacar Camara samp ndëndëm ci palum njiitu réew mi ñu jëm sekk na waxtaan ak Dakaractu ci fi mu bëgg jëme Sénégal waaye tamit ci xew-xew yi mujj ci réew mi ñu tàmbali waxtaan wi ci laaj ko naka la def ba matal li ñu ko laaj ci parrainage te yàggul dara kenn xamu ko woon ci languk politique gi. ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci émission bi di nuyu seen téléspectateur laa ko mën a wooye wala internaute yi ñuy seetaan yëpp di sant yàlla ci lim ñu may ñu mën a bokk ci combat politique bi parce que loolu dafay yeggali liggéey bi ñu daan def ci combat bi ñu daan def ci état bi nekk fi occupé fi ay fonctions di servir suñu réew donc bu yàlla mayee ba ñu mën a servir suñu réew autrement dugg ci combat politique dañ ko ci sant mu won ñu ne am na benn continuité ci suñuy activité bi ñu taxawalee mouvement bi nag jéngu ngir jëriñ Sénégal au mois de mai dafa fekk ñu voté loi wu parrainage ñu koy doog a voté bi ñu ko defee nag ñun dañu wër Sénégal rek am ay nit ñoo xam ne ñi ci conviction la ñu àndee ak ñoom ne leen Sénégal fii la toll état Sénégal mu ngi soppaliku nekk jumtukaay boo xam ne pour ut alal la ci ay parti ak ay famille ba pare nekk jumtukaay bu ñuy xeexee ay nit ci wàllu politique ci réew moo xam ne bii am na alal boo xam ne bu ñu ko bàyyee fi mu ñu jëmalee ñax du fa sax ñu ne leen léegi pour soppi ko nag il faut ñu dugg ci combat politique ma leeral ni man bi may dugg ma rek ne damay nekk candidat dama dugg mais damay engagé wu ci politique ci laa waxtaan ak ñu bare nag ba dugg ci coalition FIP mu am yeneen parti yu fa nekk ñu commencé liggéey bi ñuy def parrainage bi dañu njëkk a def parrainage de proximité mooy nga fexe ñi nga xam ne say militant lañu ñu dem ci ñi ñu dëkkal ak ñi nga xam ne ñoom mën nañu wax ak ñoom expliquer leen suñu programme li ñu doon wax lu ëpp waaw yéen ki ngeen bëgg a parrainer ñun xamuñu ko ñun li ñu ko xamee woon mooy xamuñu ko politique ma ne leen expliquer leen rek ñu expliquer nit ñi di nangu ñuy wax aussi ci rajo bi di expliquer suñu programme nit ñi di dégg ñuy wax ci télévision bi ñuy dégg ñu ne kii la kii kay moom la kii li muy wax yenu na maanaa de kii daal mun naa ko parrainer kii daal doy na ma mun naa ko parrainer nii politiciens yi day ñu si bare dañuy wax rek waaye et cetera ñu dugg ci parrainage de proximité ba nga xam ne suñuy militant rek li ñu indil ci parrainage moom mooy moitié parrainage bi ñu doon wut waaw loolu nga xam ne ay nit la yoo xam ne dañ leen a xam ñu xam ay nit ñu leen xam ñu def ay tournée fu ne ñu teg fa suñu tànk loolu rek permettre nañu ñu am à peu près plus de 36 000 parrains yoo xam ne suñu réseau kese militant moom la ñuy wax parrainage de proximité ñu ne léegi parrainage de proximité doyul il faut nga dem nag def parrainage de réseau nga dem seet nag les groupements yi nga xam ne accepté nañu ànd ak yow ay association ay mbootaayu jigéen nga expliquer leen sa programme ban programme nga am ci autonomisation des femmes ban programme nga am ci jeunes yi ban programme nga am ci sport bi ban programme nga am ci daara yi ban programme loolu nga def waxtaan ak ñoom mais bu ñu d'accordé ñoom ñooy taxaw xar seen tànku tubéy defar ko biñ ko defee mootal des na beneen moo doon parrainage populaire bi nga xam ne da ngay soli t-shirt dugg ci koñ bi daan parrainé ma jotuñu sax yegg foofu parce que diire bi dafa gàttoon ñu fexe dugal suñu parrainage yàlla def ci jàmm ñu dugal loo xam ne ni dugal nañ ko am lu ñu téye di xaar parce que yëf yi mën na am ay ndëgg sërëx yu bare c'est pas parce que dugal nga sa parrainage que di nga am candidature parce que li ëpp solo ci affaire bi mooy parrainage bi ñun bi ñu koy wut kenn amul fichier boo ko wutee waaw dafa mel ni njàngu gumba rek da ngay tàndale rek bu la joxee carte nga xool carte bi bu amee CEDEAO am carte électeur moom mu ngi ci fichier bi kooku wóor na mais fichier bi ci boppam localité bureau de vote yeeg changement yi ci nekk yëpp yëguloo ko kenn amul fichier bi pourtant loi bi dafa ne dañ lay laaj 0,8 dañ lay laaj ab fell ci fichier bi te joxuñu la fichier bi. conseil constitutionnel fichier bi muy contrôler parrainage opposition yi kenn amu ko ci opposition bi
donc benn membre opposition bi amul possibilité contrôler parrainage am ba def correction yi war ba mën a respecter surtout quota région yi moo tax ma ne parrainage bi c'est extrêmement dangereux et foofu mooy source instabilité benn membre opposition warul nangu ñu éliminer ko sur la base du parrainage ni ñu ko organiser parce que c'est pas juste loi bi mosul wax état bi bul jox nit ñi fichier bi daf leen ne jox leen fichier électoral bi à 15 jours de l'élection à tous les candidats nga permettre à toute l'opposition les partis légalement constitués ñu accéder ci fichier bi pour inspecter ko ne leen nag chaque candidat bu bëgg a nekk élection da nga koy laaj 0,8 à 1% du fichier loolu kay ku ko wax mooy jox ko fichier bi naka lañ lay laajee 0,8 à 1% du fichier te jotoo fichier bi ñoom nag loolu la ñu bañ a def bi ñu leen waxee loolu ñu dem indi benn logiciel boo xam ne bii nit ki mun na vérifier ndax mu ngi ci fichier bi du loolu mooy problème bi donc aujourd'hui Sénégal mu ngi traverser situation bu difficile boo xam ne nit ñaa ngi koy négliger mais fi mu jëm kenn du ko xam président Macky Sall ak gouvernement am dañu changer système électoral bi ba mu changer complètement te tàgguwuñ ci kenn waxtaanuñ ci ak kenn changer nañu carte yi dajale ko changer nañu fichier bi ñoom rek ñoo ko yore kenn jotatu ko ba pare téye ko ministre de l'intérieur ñu jël ko ne moom mooy organiser élection yi alors que tradition bi ñu am fii ci alternance ku neutre moo ko daan organiser ñeenteel bi ñu instituer parrainage voté ko seul organiser seen fiche seul même fiche parrainage yi bi ñu koy concevoir dañu waroon toog ak opposition bi ñu xam lan mooy information pertinente ak yi ñu ci warul bokk ak lan la ñu war a mën a laaj nit ñi raisonnablement donc aujourd'hui loolu foofu la Sénégal toll ñun nag loolu yëpp gis nañ ko te ñu ngi ci front de résistance nationale de l'opposition ñu ngi ci xeex te duñ ko bàyyi du am benn nee naa la du am benn militant de l'opposition benn candidat opposition buy accepter ñu éliminer ko sur la base de ces conditions. waaye bokk gi mu bëgg a bokk ndax du défi bu bees rek wala déet Boubacar. waaw ñu bare daf leen di jaaxal sax dañ naan waaw kii moom ak fi mu jaar ak li mu liggéey ci àdduna ak yëpp nga xam ne fu mu jaar am na lu mu fa wane ci résultat lan lay doyee dugg ci politique bi di kurti di sonal boppam mais ñun loolu boo gisee ñu dugg ci parce que ñun Sénégal moo ñu defal lépp état du Sénégal ak peuple sénégalais moo financé suñu jàng ba ñu mun a tekki ba ñu mun ñu xàmmee ràññee ñu ci privé bi ba ñu mun a am li ñu am wala ñu mun a def li ñu def loolu nag boo ko defee ba sa réew nga gis mu toll fenn fii da nga war a jóg ñun loolu moo ñu yëkkati bu doon ay défi personnel wala bëgg a siiw wala bëgg a nekk dara mais damay yeew rek ne candidat la man defuma noonu dama ne man dama engagé wu politique ci biir waxtaan bi la bokk coalition FIP ne fii de ku fi bëgg a nekk candidat moom da ngay jaar fii jaar faa ñu def compétition ma jàll ci compétition comité sélection ñu dem jury de validation ñi nga am représentant ci région yëpp ñëw ñu jàll directoire FIP daal di confirmer ne man maay seen candidat kon man yeewuma rek na maay candidat te wax naa fépp ne bu ñu choisir woon keneen tam dinaa topp ci ginnaawam kon nag du affaire u défi parce que ñun loolu weesu nañ ko léegi ñeenteelu étape bi mooy convention d'investiture bi nga xam ne samedi 22 lañ koy def ci terrain HLM Patte d'Oie bii samedi bii di ñëw boobu mooy convention d'investiture bi nag boo xam ne dañuy wone programme bi wone discours candidat bi ba pare candidat bi prêter serment daal di waat ne nag lii ñu fixé ci FIP dinaa ko respecter su ma gagné te boo gagné aussi benn mandat ngay def mandat de redressement boo xam ne mesure yii nga ciy def nga waat ko donc procédure bu bees la loolu moo ñu dugal donc question bi du nit ku yeewu rek bëgg a nekk xam nga coono yi xam nga boo ciy duggee dafay am lu lay motiver rek ragal rek réew mi nga xam ne ñun moom rek la ñu am nga xam ne ñun wax dëgg yàlla amuñu leneen lu dul Sénégal dañu ragal rek mu dugg ci gutt te xam nga ne xob ngelaw bi dugal xob ci kàmb génnewu ko ci. ndax mënuy jàpp ni da ngaa gis ni Khalifa Sall ak Karim Wade seen bokk ci élection yi taq na suuf nga bëgg cee porox ndollu samp sa ndënd. non loolu mënul nekk motivation nga yeewu ne buddiw alcool dinaa ci profité loolu dafa ñaaw sax loolu mënu ma ko def ak Karim Wade mënu ma ko def ak Khalifa Sall parce que ñoom ñëpp ku ci ne nag
am na fu ñu jaar ci liggéey am relation yu baax dama leen di ñaanal au contraire ñu nekk candidat bi ma commencé politique ba léegi ñaari question yooyu yu leer laa ci wax pour man procès Karim Wade c'est pas équitable jaarul yoon Khalifa Sall dañ ko defal procès politique pour empêcher mu nekk candidat Khalifa nag li ñu boole nekk ñu bokk koñ nekk ay xarit kon man combat boobu lay mëne te waa PDS ak waa PS des valeurs bu Khalifa Sall waruñu nangu ñu écarter ñaari candidats yi et ce combat là moi je le soutiens du début à la fin bon nag loolu mënul nekk sama motivation maintenant sooy def analyse politique su fekkee ne état bi dafa am ñu muy éliminer ñeneen ñi dañu war a def bloc pour éviter mu éliminer leen parce que état bi ku ko neex mën na ko éliminer suñu bàyyee système bi nii donc raisonnement boobu doo ko def maintenant lan mooy xew bu ñu génnee décret bi dana ñi ñooy candidat mais candidat yi seen biir dinañ waxtaan ba xool naka la ñuy organiser ba jiital kenn wala ñu recouper wu ku retiré wu et cetera ñun noonu la ñuy raisonner du ñu def raisonnement ne comme diw noonu bokk naa bokk et cetera ñun comprendre li ñu suñu motivation daal wax nañ leen ko Sénégal moom moo ñu yëkkati. Sénégalais yi nga bëgg ñu jox la seen xob lan la ñu mën a xaar ci yow lu ñu gisul woon. li ñuy xaar ci ñun suñu coalition Fippu mooy benn mission état bi nga xam ne dafa war a jàngal nit ñi mu assumer ko ba mu mot sëkk ñun dinañu fexe ba képp ku juddoo Sénégal nekk sénégalais état bi moo lay yoral sa njàng ba ngay pare te doo fay dërëm say waajur du ñu fay dërëm déglu woo ma de éducation gratuite totalement prise en charge par l'État donc famille yi loolu day teggeeku ci ñoom parce que loolu mooy devoiru état ñun loolu la ñu xamoon ñun niñ koy defee fu ñu jëlee xaalis beeg niñ koy organiser loolu jàngat nañ ko ba teg dinañu changer système éducatif bi ba nga xam ne dinañ ci dugal enseignement religieux ak diine bu mu mën a doon dinañ ci dugal enseignement professionnel dinañ ci dugal enseignement langue nationale làkk réew yi nit ñi mën koo làkk jàng ko dinañu fexe ba enseignement scientifique mathématique ak physique ñu accentuer ko surtout enseignement jigéen ñi loolu mooy li ñu war a njëkk a xaar si ñun ci éducation kooku mooy suñu priorité numéro 1 ñaareel bi ci wérgu yaram dinañu fexe ba médicament pour feebar yi nga xam ne mooy gën a dal ñi gën a néew doole doo ci fay dërëm déjà loolu bu amee ay faux médicament ak yëpp day féete boor médicament nit ku feebar dafa war a faju te ci suñu système de santé bi ñuy proposé dinañ fexe moo am prévention fagaru moo gën faju loolu la ñu war a xaar si ñun loolu dañ koy def c'est-à-dire que sénégalais bu nekk sa kër di jooytu cherté éducation ay inscription ay cours de renforcement ay transport ay fay yëpp xamal ne sa candidat moom mooy candidat Fippu Boubacar Camara parce que loolu dina ko teggi dina teggi fay médicament waaw am nañu système boo xam ne ñun xam nañu fi ñu koy jëlee Sénégal am na alal ci loxo yi ko war a sàmm rek la amoon ñetteel bi mooy dinañu yar nit ñi yar ci wàllu civisme yar leen ñu xam lan mooy réew lu ñëpp bokk ak lu nit boom yow gis nga nit ñi comportement yi ñu am ci tali yi comportement yi ñu am ci mbooloo yi comportement yëpp ñu am parce que ñu ci bari ñoom xamuñu lu xew pour ñoom casse tout c'est l'état qui paye alors que état da nga koy organiser xale yi nga jàngal leen ba ñu xam lan mooy état mag ñi même chose loolu dinañ ko assurer ñeenteel bi dinañ aar sénégalais mais les sénégalais ne sont pas protégés ils sont agressés partout foo dem gis nga incendie yi am partout gis nga tali yi accident yi ni mu demee nit ki ku nekk da ngay def lu la neex gis nga inondation yi ci kër yi gis nga lépp donc on n'a pas de sécurité ci frontières yi gis nga vol de bétail yi ni mu demee loolu am na système boo xam ne non seulement dañuy sécuriser frontières yi mais dañuy sécuriser quartier yi sécuriser événements yi sécuriser tali yi loolu mooy protection c'est un devoir de l'État ñeenteel boobu mën nañ ko xaar si ñun képp ku doon ragal ay agression di ragal ay incendie marché di ragal ñu këf la sa truc sa benn scooter ñëw romb këf sa saak nga dem ku ragal ñu fekk la sa kër dajji ko ku ragal insécurité frontière ñu jël sa jur nga dajale sa alal yëpp jaay sa darkase jël sa jur toog ñu jël la rey la jël sa jur loolu yëpp ku koy ragal am nga candidat
mooy ñeenteel bi. juróomeel bi nag mooy ñu fexe ba dundal nit ñi nag waaw nit ñi sonn nañ de kenn amatu fi dépense ñaari fan kenn amul dépense kenn añ assuré añ ak reer amatu fi li tax parce que alal bi dañ ko dugal fu ñu ko war a dugal mu am croissance boo xam ne croissance ruusitu mburu la croissance boo xam ne ñi ciy jot mooy ñi nga xam ne ñoo dugal seen xaalis entreprise étrangère yi jël ko ñu dañ fexe ba entreprise sénégalaise yi liggéey ñu jël xaalis bi dugal ko ci secteur yi nga xam ne mooy indi croissance maanaam mbéy mi bay dunde bay jaay ñu jël prix arachide bi par exemple yokk ko def ko 500 francs au minimum yeneen yëpp ñu yokk ko ba nga xam ne boo dundee di nga ci mën a boo béyee ba pare di nga ci mën a dund bay denc mën a jëlal sa bopp semence bay weccee bay soppi nga dem ci sàmm gi même chose nga mën a am sàmm def insémination artificielle bu doy nga am meew mu doy mën ko transformer ñu def chaîne de valeur yëpp ñu exploité ko nga mën a utiliser ndawal li mën a utiliser der bi def ay usines ñu defar ay dàll defar ay sac nit ñi mën a liggéey waa ngaay ñëw dugal ci usines yi mu dugg nga ñëw dugal ko ci artisanat bi dinañ def office sénégalais de l' artisanat dugal ci 350 milliards nga xam ne artisans yi coiffeurs yi cordonniers yi ñëpp dinañu liggéey c' est ça qu'on attend ba pare nga dugal ko ci culture bi maa ngi koy wax culture dafa am solo caada bi ñu am Sénégal kenn xamul suñu patrimoine culturel nu mu toll suñu richesse dinañ ko recenser personnel culturel bi dinañu fexe ba ñu dundee seen culture waaye bés bu ne nga def ñu annonce tel artiste mu ngi waaj a dee dañ ko yóbbu hôpital kaay leen ñu cotiser loolu moo fi am ba pare nag nga def production culturelle bi nit ñi mën ko am gratuitement dans les communes partout nga jël télévision bi mu am des programmes culturels yoo xam ne dañ koy def publicité bi nga jël xaalisu publicité bi dugal ko ci culture bi ba pare nga def promotion culturelle développer tourisme bi ñu dañu am programme nga am nit ñi bu ñu ñëwee dinañ def tourisme yëpp. ndax ku la dégg du jàpp ni waxu kuy wut rek ngay wax. waaye yow xam nga yow wax nga ko yow wax nga fi ma jaar yow fi ma jaar loolu laa fa def xam nga ku ñuy wax ay politique ñu naan dafa bëgg a nekk candidat day fortaatu wala day tatone man dama jaar ci ay liggéey dama ñëw fekk douane ci koom-koom bu tuuti ma yóbbu ko fu rëy ma wax leen fi ma jaar bi ma koy wax kenn gëmuma man bi may njëkk a wax ne damay yokk recette douane yi bailleur de fonds dañ ma ne mais foo koy yokkee te yokkoo taxi yi man la man xam naa fu may jaar premier yokk bi ma yokk dama leen ne man naa leen tegal 20 milliards bi ma nee salaamaaleykum toog douane dama leen naa leen tegal 20 milliards ñu ne ma foo jëlee 20 milliards man la man xam naa ko fan laa jëlee 20 milliards yi bu njëkk bi dama ñëw xool système gaynde bi nu muy doxee muy def panne ma xool nombre de mois yi muy panne yëpp année bi yëpp daf fee panne 1 mois boobu douane mi ngi def 400 millions par jour 1 mois de 12 milliards ma ne leen dinaa fexe 0 panne par jour dootul am panne naka laay def ba def panne bu ma ko defee 0 panne ma gagné 12 milliards 8 milliards yi ma changé procédure première année salaamaaleykum maa ngi jël pouvoir mais août ma proposé leen loolu fin d' année ñu gagné 20 milliards ana ba ca tegu mu jëm kaw man li may def dama ko xam. Sénégal nekk dëkk bu gaz ak pétrole feeñ yow nan nga ko nar a yoree su la sénégalais yi jiitalee. alors du ressources yu bees yi rek ñun suñu programme yëpp dafa sukkandiku ci benn vision gis-gis bi mooy ba fexe ba Sénégal naatal ñëpp donc ñëpp jot ci naat bi nag yaa ngi koy jëlee ci ni ngay jëfandikoo ressources yi nga am Sénégal dafa am lépp mais loolu kenn mësu ko gis ci àdduna réew mu am lépp fii la Sénégal am soleil am géej am pétrole am gaz am zircon am phosphate am or lépp a ngi Sénégal léegi ñun dañu gëm ne loolu ñu am buñ ko liggéeyee ni ñu ko war a liggéeyee ñëpp dinañ ci jot Sénégal liggéeyuñ ko ni ñu ko war a liggéeyee ñëpp jotuñu ci loolu mooy suñu vision naka lañ ko war a liggéeyee cadre juridique bi dañ koy changer d'abord mais boo ko changer aussi da ngay jël intérêt Sénégal nga jiital ko mooy cadre bu bees à partir d'aujourd'hui nii lay demee mais da nga fi fekk ay contrat yoo xam ne Sénégal da ko signé yoo xam ne dafay engagé Sénégal sur des années moo tax bi ñu bëggee jël fer de Falémé bi def ci contrat ñëpp dañu taxaw ne saa yow taxawal nag yow tamit yow yaa ngi dem ba mu des quelques mois élection nga bëgg a yokkati rek li nga dugal déjà baaxul déjà ni nga ko defaree baaxul nga bëgg ci yokk leneen donc cadre bi moom dañ koy changé boo changé cadre bi nag dafa am ay mesures transitoires yoo xam ne il faut nga waxtaanee ko ak ñi nga xam ne ñoo dugg Sénégal nga renégocier ak ñoom doo ñëw dàq leen non da nga leen di woon fan la intérêt Sénégal nekk
wan leen naka nga tenir ci intérêt Sénégal wan leen lim la jaral boo négocier loolu nag suñuy secret bopp la nag kooku il faut nga xam état pire kooku du caaxaande doy affaire mer ay affaire ñëw di wax ay discours sur la souveraineté yooyu du noonu xam-xam pire la waaw te ñun dañu am ay experts yoo xam ne dañu liggéey ci dossier yooyu bu baax yàgg fekkee aussi ay procès ñun dañu yàgg fekkee ay procès yoo xam ne les contrats d'état entre état ak société privée yi ñuy xëccoo ci tribunaux arbitraux yi di xool ne kii dafa ma signé loon dafa jékki-jékki bàyyi ko et tout moom expérience bu bare bu ci dëkk yu bare am ñu étudier ko Libye amoon na ci expérience yeneen dëkk yu bare ay Brésil ak dëkk nag am nañu donc ñun xam nañu fi ci jaar coow du ci jib dinañu fexe ba intérêt Sénégal ñu rétablir loolu moom mooy suñu programme que lépp loo xam ne richesse su Sénégal ma jox la exemple or bi or Sénégal ñu ne dañu am ay artisans yoo xam ne dañuy liggéey ci or mais oru Sénégal ñoom amuñu ci benn pepp foog nga ne loolu normal dañ ko war a organiser ba artisans yi mën a am or liggéeyee ko même bu fekkee dañ leen koy jox ñu liggéey ba pare am ci seen bénéfice daal di delloo état bi ñu def ay action organiser ko mais defuñu ko état bi da ngay jël rek daal di sulli rek yóbbu bitim réew waaw quantité bi yëpp soo xoolee 6,6 tonnes or la ñu wax agum te ëpp na ko parce que nee nañ 2018 dina dem ba lu ko ëpp mais 6,6 tonnes or te bijoutier yëpp nekk Sénégal 100 kilos or rek lañ soxla par an te mënoo fexe ba jox leen ko donc loolu moom na dalal leen seen xel ku nekkee rek ak li nga mën. ñàkkul ni dégg nga coowul génn CFA wala des ci ban ci ñaar yi la ñu mën a xaar ci yow. waaw xam nga ñiy posé problème bi noonu yëpp xamuñu la xew waaw problème bi du génn problème mooy génnin waaw génnin moo am solo est-ce que war ngaa génn ak waroo génn loolu du débat parce que réew mu nekk li nga bëgg mooy nga am économie boo xam ne di nga produire di nga jur liggéey bi ngay am comme ni ma ko doon waxee nga dem ci mbéy mi dem ci sàmm gi dem ci pêche bi nga produire loo xam ne lii di nga exporter di am devise di nga am xaalis bu jóge bitim réew boo xam ne day nekk ci marché international bi ba nga xam ne boo soxlaa jënd soxlawul ngay wuti monnaie kenn loolu mooy idéal bi loolu boo ko amee bu boobaa yow yaay tànn sa monnaie ne man sama monnaie bii la ci bii laay defee sama transaction wala nga ne ah am naa doole mais sama doole permettre ma am monnaie boo xam ne bii mun naa def sama transaction comme je veux nga xam ne su ma bëggee jënd aussi du ma dem di uti monnaie kenn nga ne léegi naa fexe ba am jël benn référence ci benn monnaie jàmbur mu nekk dollar wala mu nekk euro wala mu nekk beneen nga ne naa si jël référence pour une partie li ci des ma bàyyi marché bi moo arbitré ko kooku mooy deuxième niveau bi mooy gën a suufe boo ci tolloo bu boobaa da ngay ne damay rediscuter sama parité non da ngay rediscuter sama monnaie benn partie bi day fixe benn bi day flottant nga am équilibre bu sa doole maintenant suufee da ngay wéeru ci monnaie keneen comme li ñu dal ñun ñii dañu am économie bu suufee am monnaie bu koy léegi boo amee économie bu suufee bu am monnaie bu koy da nga am choix bu la neexee nga ne naa dindi monnaie bu koy bi def monnaie bu méngoo ak sama économie bu la neexee nga ne naa yokk sama économie pour am monnaie bu méngoo pour am économie bu méngoo ak monnaie bi man boobu mooy sama option man pour man damay yokk économie bi pour am monnaie boo xam ne bii pour am économie bu méngoo ak monnaie bi bu boobaa damay wax waa CFA waaw yéen man day fi mu ne nii moom mesure yi ma jël ci wàllu économie may na ma doole boo xam ne ci marché financier bi am naa fa doole bu war léegi dama bëgg ñu xoolaat CFA bi soit su fekkee aw ma doole bu mot sëkk ma négocier parité bi ma garde rek CFA bi négocier parité bi ne leen yaa ma ko doon defal 655,957 waaye dafa ëpp dañ ko waxtaan ba xam fu ñu toll bu fekkee am naa doole bu ma war ma ne ko saa yi salaamaaleykum man day am naa monnaie te bi ma koy wut maa ngi ànd ak tel pays am nañu monnaie léegi ñu renégocier conditions yi loolu mooy perspective yi ni ñu ko war a defee mais tey ci CFA bi ni mu demee am na ay entraves yoo xam ne léegi lañ ko war a dindi conditions yi ñuy proposer compte d'opération yi dans le trésor français conditions parité yëpp c'est des conditions yoo xam ne war nañ ko mën a renégocier te du yàq dara
ci relation engagement ni wala sax bëgg nga yow bu yàlla defee nga toog nga renégocier loolu. man li may def ci damay man sama économie lay changer su ma changer sama économie conséquence monétaire yi mu war am moom lay jël je sais pas ndax comprendre nga ma affaire monnaie du affaire waxtaanu mbedd monnaie du waxtaanu mbedd da nga naan économie bi nii la toll monnaie bii moo correspondre ak sama économie bii ñu am Sénégal dafa faible boo xam ne correspondrewul ak monnaie CFA bi donc il faut que ñu yokk suñu économie pour mu correspondre ak monnaie bu ko correspondre nag ñun ñoo xool naka la ñuy def ak CFA bi mais la priorité aujourd'hui c'est de renforcer l'économie te monnaie bi bañ a nekk obstacle li nga xam ne obstacle la immédiatement ñu dindi ko li nga xam ne nekkagul obstacle ñu dem ba sunu monnaie sunu économie am doole ñu ut sunu monnaie te loolu boo koy def da ngay fexe ànd ak ay dëkk yoo xam ne yi bokk ngeen cordon bu leen di permettre ngeen booster seen économie le plus rapidement possible. yu mel ni Côte d'Ivoire peut-être. non je pense que sax ñi ñu gën a jege mooy Guinée-Bissau Guinée Conakry ak Mali non Guinée-Bissau Guinée Conakry ak Gambie ñeenti dëkk yooyu déjà nga xam ne seq nañu Atlantique bi je pense que bu ñu defee benn fédération mën nañu am doole bu gaaw boo amee doole bu gaaw nag ci ngay wax sa monnaie. président Macky Sall ak nguuram am ndam ci seen jàkkaarloo ak bailleurs yi ndax am nañu lu tolloog 7000 milliards fële ci groupe consultatif de Paris te ñu ngi doon xaar lu tolloog 2000 milliards ak lu teg loolu lu ñu war a rafetlu la am déet. loolu moom tuufkaani la xam nga luy tuufkaani fekk nit bu toog Sénégalais yëpp toog ak seeni coono xiif mar amuñu liggéey xale yore ay diplôme amuñu sax stage université nga dugal fa ay xale mënoo leen sax fay nit ñi sonn béykat yaa ngi nii sonn sàmmkat yi nappkat yi ñëpp sonn amoo looy def lu dul jël kaani tuuf ko seen bët yi di leen wax ne man dem naa bitim réew jox nañ ma ay tant de milliards joxuñu leen tous man fii laa mos a gis man dama rus fii laa mos a gis état buy bàkkoo dinañ ma lebal temps lebaluñ ko de dinaa la lebal lañ la wax ngay fecc di bàkku man dama rus gàcce gi ma am gëj naa ko am bi ma ubbee journal yi ñu ne état bi dafa doon uti xaalis ñu dig nañ ko ne dinañ ko lebal muy fecc yabaate weesuwul loolu dërëm amu fi nañ ma wax ban dërëm moo fi dugg 1 franc duggul Sénégal. waaw wax nga ko mais ay engagement la. déglu rek ma wax la nu muy demee yow tamit man ku yàgg fekkee laa ci yooyu yi naxee yooyu man bokkuma ci dama fekkee dama yàgg préparer ay dossier de nu mu tuddati club de Paris tous dugal nañ ko Sénégal loolu laa bëgg mu leer dañ ñu dig ne dinañ ñu lebal ki la dig ne dinañ lebal xam nga naka lay demee dafa la naan man de ci sama budget Sénégal sa dëkk la boo xam ne bii dina fay bor niveau d'endettement baax na am na signature bu baax ñu ciy sant yàlla am na environnement stable dëkk la boo xam ne da mën nañu liggéey ak ñoom ci tel domaine mën nañu dugal tant d'argent yi nag yéen a ñu indil projet yi boo indee projet yi ñu xool ko nga def avant projet def étude yi def yëpp def préparer dossier ñu ne la ñun suñu procédure nii lañ koy defee ñu am conseil d'administration boo ko indee ñu ñëw nga defar ko nga def ay réforme yi nga war a def nga def ko boo defee yooyu yëpp ba conseil d'administration accepté ko ma ne la voilà léegi nag mun naa la décaisser prêt bi conditions yi laa koy décaisser état Sénégal seen bopp PCE ñoom ñoo wax defuñu réforme yi ils avaient 17 réformes defuñu ko donc xaalis bi ñu doon wax ne daaw la ak daaw jéeg bi ñu amoon 2004 anamu 2014 est-ce que li ñu dugal li ñu waxoon ne moo dugg na bi mu duggee fan lañ ko dugal yow defoo bilan ci loolu nga ñëw ne da ngay indiwaat leneen loolu tuufkaani la c'est pas du tout de l'argent bu xaalis sëriñ bi dinaa la lebal mais du ñu wax ci suuf boo defee lii def lii condition yépp moom tant que defoo ko te amoo état bu am capacité def ko def réforme ba sa état def ko tous doo ko am tous. kon buñ la déggee mooy dañuy xëy na pour comme élection la ñu jëm il faut ñu jox nit ñi dara seen loxo moo tax ay effet d'annonce la rek. par décence
décembre ngay def élection février nga ne da ngay dem lebi boo xam ne leb boo xam ne da ngay engagé Sénégal du leb nee naa la dinaa la lebal boo defee nii conditions yi man yow tamit ñu yàgg def ay projet dinaa la lebal boo defee lii bu ngay tabax raay dinaa de daal def ci raay ñaareel bi mooy financement public bokkul ak financement privé financement public lépp la lii développer réew mooy li ngay produire ak financement privé nga gis koo xam ne bitim réew la jóge indi xaalisam ñëw investir sa dëkk créer fa emploi di fa fay impôt mais koo xam ne financement public la daf lay jox xaalis bi yow état bi yaay def appel d'offre jox ko ay entreprise am ñu créer ay emploi pendant une période bi ñuy def travaux yi bu paree mu dem du ñu fay impôt donc yow da nga war a am financement public nga def avancement financement privé bi nga war a préférer mais ñëw di naxee nit ñi am naa financement privé ay public ay 8 milliards ay 8000 milliards quand même. ni Sénégal di lebee ñu bëri am ci njàqare yow noo ko jàngatee. ma ne fii gis nga ci boppam budget bi ci boppam moo jar taxaw seet budget Sénégal bi nga wax ay 4000 milliards te boo demee ba fin d'année du ñu mobiliser sax genn wàll ga mais wane nañ ko budget bi daaw bi passé en septembre ñu ngi mobiliser 1600 milliards alors que budget bi 3900 et quelques milliards lool. donc déficit budgétaire. mais non c'est-à-dire que du loolu mooy déficit dañ ko lu ñuy mobiliser c'est-à-dire que li ngay wax ne lii dinaa ko am ak li ngay am en réalité doo ko am du bokk léegi nag boo ko amul xam nga nooy def li nga waxoon ne moom ngay dépenser moom ngay commencer wàññi fournisseurs yi nga war a fay dootoo leen fay nga arrêté mandatement yi nga waroon def ci yenn projet yi et cetera ba année ba jeex nga indiwaat beneen budget bu ëppati genre sulli bukki te loolu soo demee assemblée nationale boo ko bëggee comprendre sénégalais bu ñu bëggee comprendre lu simple dafa mel ni ngi jël nag tong-tong ko assemblée nationale nag bi mooy 4000 milliards yi buñ ko tong-tongee li ci ëpp day fay bor nar yi nga xam ne saam yi nga xam ne moo war a dem ci population yi dugg ci biir kër yi ba tax ñu soulager wu dugg ci saam bi nga xam ne affaire éducation la dugg ci ñoom ñooy fayal seen bopp éducation la plupart santé yaay fayal sa bopp santé yaay fayal sa bopp sécurité da ngay cotiser pour ñu gardel la sa oto da ngay cotiser pour lépp waaw yow yaa koy tegal sa bopp ba pare sa xale amul stage amul emploi jigéen ñi amuñu financement ñu ngi ci leget yi di daw ba sonn amuñ donc nar yi dugguñ ci kër yi donc lan lay jëriñ économie boo xam da ngay endetté wu te endettement bi permettre nga développer sa économie di nga am ay projets yoo xam di nga am croissance mais croissance bi ruusitu mburu la bopp mburu beeg ñuuxit beeg mburu mi ci boppam yëpp day dem mu des nag ruusitu mburu mi loolu mooy croissance su Sénégal. soo jëlee réew mi da ngay taxawal lépp wala da ngay wëyal lépp bi ndax ñàkkul ni di nga am ay chantier. voilà loolu nag gis nga loolu mooy différence bi dañu am gaal goo xam ne mu ngi jëm benn direction loo xam ne ñu ngi am croissance mais ci mur ba la jëm léegi nag ngay def ba gaal gi tourner ba changer cap te du weng te loolu xam-xam la loolu nag mooy programme fan ngay jëlee xaalis bu bees yan réforme ngay am pour am xaalis bu bees bu lay dispenser nga yokk sa endettement naka ngay jëlee xaalis bi dugal ko ci secteur yi nga xam ne day am croissance bu amee croissance nga mën a def ay exportation def ay production ba xaalis dugg loolu nag moom mooy le projet de société qu'on a loolu mooy débat bi est-ce que nit ñi capable nañu changer direction bi nga xam ne fa la ñu jëm du affaire da ngay état foo jaar lépp mais il faut avoir un niveau d'endettement boo xam ne c'est provisoire moo lay permettre boo defee sa cap ba jël sa direction sa endettement day wàññeeku même état yi gën a ngand dañuy endetté wu mais ñoom dañu soxla endettement bi parce que loolu moom mooy booster seen économie mais bokkuñu position loolu moom vraiment ay schéma la yoo xam ne yi ñun dañu am projet société bu leer nañ et ñoom état bi xam nañ bu baax ñun liñ leen di wax xam nañu ñuy tuufkaani bokkuñu ci di fuural di naxaatee loolu soo demee Sénégal li fi manqué mooy dañu respecté wul Sénégalais yi respecté Sénégalais yi mooy wax leen dëgg ci wàllu économie fi mu toll respecté leen mooy nga respecté sa parole nga respecté famille yi respecté coono yi ñuy dund loolu moom manqué Sénégal et loolu ñun moom mooy sunu maître mot loolu la ñuy ñefe pour mu rétablir parce que respect c'est la valeur essentielle bu ñëwee rek yeneen valeur yëpp day ñëw tegu ci ni nga ma respecté nii ma respecté la ko
ma respecter sama famille, respecter les enfants, respecter les vieilles personnes, respecter ceux qui ont travaillé pour le pays, respecter ceux qui se sont battus pour le pays, respecter kilifa diine yi, respecter vrai respect waxuma la respect boo xam ne da nga koy def nii. C'est ça notre politique, c'est ça la différence, c'est ça la rupture que nous proposons. bu ñu yeggee ci jogante njiitum réew mi sénégalais yi tànn Macky Sall ak beneen mbër bu dul yow ci deuxième tour mën nañu xaar nga jàppale Macky Sall. non loolu mënul am parce que ñun suñu projet bu doon dafa ànd ak projet Macky Sall duñ fi nekk di def opposition ñun ñoo choisir opposition def coalition fippu am projet boo xam ne bii dañu xool situation bi xam ne lii fi mu jëm baaxul ñu bàyyi ko fa kon nag ñun du ñu ñëw di jàppale projet boobu nañu waxante dëgg suñu projet la ñuy teg rek ak nu mu mun a demee ci élection yi suñu projet la ñuy teg ak ku ñu mun a waxtaanal suñu projet la ñuy teg su dee yow da nga ñëw pour suñu projet bii liñ ci fas yéene ba mu jaral ni ñu def li ñu war a def ba dugg ci élection yi mais dañuy waxtaan ak yow mais loolu c'est très clair amul discussion mais ay ñëw ne way ki moo ëppale point moom laay jàppale kooku du politique politique da ngay am projet de société ne lii laa bëgg a def Sénégal nit bu ñëwee ne la jàppale ma nga ne ko mun naa la jàppale mais lii j'y tiens lii laa mën lii laa mënul ne sa population yaa kii de bëggoon naa ko jàppale waaye lii la wax ne lay def te lii nee na mënu ko def te lii man d'accord ma ci man du ma jàppale koo xam ne kii da ngay ñëw def pire que Macky Sall du ma ko def du ma ko d'accord ak kenn. waaye bu fekkee ni programme bi nga wax ni bu fekkee ni tegal nga ko Macky Sall mu d'accord ci ak yow est-ce que mënuñu xaar nga ànd ak Macky Sall. non jamais yow tamit day naxante rek yow tamit ñu jox la 7 ans jox la pouvoir ngay liggéey ba mu def ñaari weer nga dinaa changer loolu day naxante rek loolu lu mu waroon def kay def na Macky Sall moom war na li mu mën def na li mu mën gis ngeen résultat bi ñëpp al ko nañu kooku Macky moom bokkul ci schéma bi moom kooku moom opposition kay la ñuy seet naka la ñuy regrouper wu pour d'accord ci axes principaux yi ba nga xam ne ku jiitu ci ñun ñu mën ko jàppale jàppale ko pour mu gagner ba pare jàppale ko pour mu diriger waaw loolu moom ñun d'accord nañ ci mais jàppale nit rek ne ko demal yaa moom pouvoir bi gis nañ ko fi gis nañ li fi xewoon gis nañ ko fi nit ñi ànd deuxième tour après ñu jékki-jékki ñu ne dàq nañu kii dàq nañu gële après ku nekk def la neex ñun nekk ñu ci loolu mais moom affaire Macky Sall moom wax dëgg yàlla kooku moom teg ko fële ñun moom ñu ngi ci opposition bi on a un projet alternatif FIPU qui est élaboré ñu xool ko am projet de société ci loolu la ñuy waxtaanee ak ñëpp. kon Boubacar Camara Dakaractu mu ngi lay jaajëfal. di la sant yow tamit bu baax di la inviter encore une fois ci sunu convention bi ñuy def le 22 samedi 22 décembre fii terrain HLM Patte d'Oie boo ñëwee di nga gën a gis histoire FIPU fu ñu jaar naka la ñu def ba taxawal programme naka la ñu def ba wut candidat bi ñu wutee candidat lan lañ ko sas naka lay defee serment am programme bi naka lay tëddee discours yi di nga xam parce que boo xamee exactement fi ñu jaar ci ngay mën a juger pourquoi ñu arriver à des résultats yi ñu am aussi rapidement kon nag ñu ngi lay gërëm di la sant yow tamit bu baax ci interview bi.